mbokk yi bisimilah dana nekk jàmm ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci juróom-ñaari fan ci weeru novembre bi ñu dëdmal si Sénégal di màggal bés bi ñu jàkkleel bindikat yi di écrivain yi nekkee ci réewum Afrique naka la ñuy méngale li nekk ci téere yi ak dundin wi waaye jaarale ko ci alam bi loolee bokk na ci la ñu war a waxtaanee ñoom bindikat yi di ko waaj ne it foofu rek ñu xool naka la ñu war a xiiraatee askan wi ci liifantu ndax doon na lu am solo. Bonnet carré foo ko gis wala nga dégg ko sa xel day daal di dem ci Serigne Babacar Sy loolee nag tax taalibe yu bëri di ko jëfandikoo ñenn ñi nag gis ne dañuy sol yooyu le bonnet carré ndax ay xar baax la mu gàllu ak lu mu ci munti doon daañu ci gën a xuus ci biir xibaar yi. daañu dem ca marché Arafat wax ci jaaykat ya fa nekk ak askan wi mbalit ma fa ne xuus mbalit moomee nag sonal na leen bu baax ak xet gu bon nga fa nekk ñuy sàkku ndimbal ci kilifa yi rawatina ci mairie yi bu loolu lépp jeexee mbokk yi daañu ci toftal xibaar bitim réew bu ngeen taaxirloo ñu daal di koy faram fàccee. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi dañu koy dooree ci porub Ndakaaru wax ci Sinébar ba nga xamante ne tegati nañu fa loxo ci mardi bi ñu génn lu tollook ñeent fukk ak ñetti kilogramme ci Sinébar la ñu teg loxo foofee fekk ko ci benn woto boo xamante ne dafa nekkoon ci transit ñu dellu si waat ci mbir mi ak waa douane ak jéego yi nga xamante ne ñu ngi koy amal ak Moustapha Gabar Diop. douane bu Sénégal jàppati na drogue bu am doole ca port autonome bu Dakar. lu toll ci 43 plaquettes yu ñu nëbboon ci ab oto bu doon jaar ci Dakar jóge Anvers ca Belgique te waroon dem Gambie valeuru drogue boobee toll na ci 3 milliards ci suñu koppar. service bi xeex lu jëm ci wàllu Sinébar moo ngi def ay enquête ngir mën jàpp ñi def trafic yooyee. jàpp bu yees bi ñu def ñëw ay weer tuuti ginnaaw ba ñu jàppee ci weeru juin fii ci port bi lu toll ci junni benn téeméer ak fukk kilogramme cocaïne mu toll ci 200 fukki milliards ci CFA. ñu dencoon ko tamit ci ay oto yu jóge woon bi yoon ca Brésil. ab sénégalais ab brésilien la ñu tuumaloon ci mbir boobee waaye ñoom ñaar ñëpp kenn gisu leen ba léegi. ci enquête yu waa OCRTIS du doon def ànd ci ak waa Interpol lu toll ci téeméeri nit lañ ci jàppoon. ab couple allemand ak ñeneen ñu bari sax ñu ngi ci loxoy yoon ba léegi di xaarandi ay leeral ci mbir mi. suñu xoolee ci ñaari at yi jàpp yi ñu def ci Dakar ci lu jëm ci cocaïne tax na ba ñu bari jàpp ni suñu capitale bi dafa mujj doon yoon drogue ci àdduna. ñu fàttali rekk Dakar bokk na ci bërëb yu gën a am importance pour jàllale marchandise ci àdduna ndax ni aéroport de Diass ak port bi ni ñu féetewoo ci àdduna. Moustapha Gabar Diop xeex boobu yi nga xamante ne waa douane sumb nañ ko ci xeexu Sinébar waaye it defkatu ñaawteef yi nga xamante ne dañuy jël Sinébar boobee di ko jaarale ci porub Dakar moo tax lépp lu ci mutuwaay ñoom waa douane daal di nañ koy jël moo tax nag boobu ba tey tooguñu benn yoon ñuy amali opération di teg saa su ne ay defkatu ñaawteef ki Sinébar ca boobule port ngir gën ci ami leeral nag nañ ci déglu lieutenant colonel Alpha Touré Diallo chef de bureau des relations publiques et de la communication ci jokkoo dispositif bi xam nga surveillance du territoire douane mu ko tënk ci basé ko ci analyse comportement les courants de fraude yi dañuy am ay information ci ñoom dañuy am léeg-léeg ay saisies yoo xam ne buñ ko amee dañ ko analyser xool nuñ koy jàngatee xool fan lañ jublu ndax ñi nga xamante ne ñooy def liggéey boobu dañuy changer seeni comportement dañuy am ay stratégie yu bees itam buñ ci amee information dañuy adapté wu ci loolu. en français léegi mayu la moom ma dugg ci dispositif bi effectivement mais loolu dispositif la buy évoluer en fonction des informations que nous avons et des connaissances que nous avons du terrain. Également, il y a un autre volet important, le renseignement. Bi nga gis le dispositif boobu depuis le début de l'année, on a au niveau du port, on a eu des changements. Aujourd'hui, benn subdivision moo fa amoon léegi ñaari subdivision moo fa am ak créé nañ fa ay brigades yu bees et équipe bi fi nekk également c'est une équipe très motivée, très engagée et loolu li koy wane mooy résultat yi ñu am nii. Donc il y a une nouvelle stratégie, il y a une nouvelle gouvernance de la surveillance du territoire qui quand même mooy joxe résultat yi ñu am nii.
ñaar fukk ak juróom-ñaareelu édition bi ñu jagleel xaatimkat yi nekkee ci réewum Afrique fii ci réewum Sénégal nag ñu ngi koy waajal bu baax ci noonu nag lañu co war a waxtaane bokk na ci li nga xamante ne moo nekk ci téere yi naka la ñu koy méngaleek dundin wi waaye it wàllum aalam gi li nga xamante ne moo yitteel askan wi desul benn yoon ci bés boobee nga xamante ne ñu ngi ko war a amal juróom-ñaari fan ci weeru novembre bi ñu dëdmal si ngir gën ci ami leeral nag nañ ci déglu njiital kuréel googee di Alioune Badara Bey àdduna ci micro Cheikh Hassana Fall. thème bi aussi dañ ci jël muy littérature bind bi citoyenneté bi parce que il faut ñu xam ni ñun suñu kii bind écrivain bi war na mën a bàyyi xel ci li nga xam ni mooy problème mu dëkkam muy problème mu ndox muy problème mu foncier muy yooyu écrivain yi daf ci war a bind li nga xam ne dana intéresser public bi ñu xam doo bind c'est vrai que am na un temps ñun ñëpp dañu dugg sóobu ci histoire bi parce que temps yooyu nasaraan bi yooyu daf ñu faire comprendre daf ñu dugal ci suñu xalaat dugal ci suñuy xel ni amuñu woon histoire amuñu ay royaume amuñu ay kit dañu am civilisation. parce que quand même ñenn ñi dañuy faire wan ne ni suñu littérature jógewul tellement population bi loolu dañ koy xaba parfois. liifantu gone yu bëri defatuñu ko ci jamono ji ñu toll loolee nag li ko andi bokk na ci jumtuwaayu xarala yu yees yi moo tax nag bindikat yi ne foofu rek ñu wuti pexe ngir daal di gën a xiirtal askan wi ci ñuy liifantu ndax bokk na ci li gën a war a dimbali askan wi ci njàng mekk njàngale mi ak lu mu ci munti doon Cheikh Hassana Fall demoon na am waxtaan wu yaatu ak bindikat yi nekkee ci réewum Sénégal reportage. taalif waruta dee ndax su fi jógee fan la yaakaaru àdduna ci nekk. waxu président Léopold Sédar Senghor bi yàgg na loolu waaye fi mu toll nii dafa mel ne noonu la écrivain yu nekk fii ci mim réew ti gisee si jamono joo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne téere moo ngi commencé nax saay ñoom jàpp nañ ne ak lu mu mënti demee dañoo war a bind. bind moom mooy indi njàng soo ko xoolee ba ci alxuraan dañ naan la iqra mooy jàngal donc pour que nga jàng il faut que nit bind jox la nga jàngoo mais bind moom lu baax la lu war la. xam nga bind. mbirum yàlla la yàlla moo koy jagleel doomu aadama su la ko yàlla jaglee munoo lenn def lenn su dul bind suñu xamoon ne suñu bindee am na kenn rek ci àddina bi mooy jàng suñuy bind dañuy bind ngir kenn kooku. su fekkee ne citoyen yu bëri sax léegi liiratuñu ñoom gis nañ ne li ko waral moo di ay chaînon yu bëri ñoo ñàkk ci cycle livre bi lee. tey jii ci suñu livre bindkat bi am na kuy génn téere bi muy éditeur bi am na. ku koy jaay ki am na mais yeneen yëpp amut ku koy wasaare ki tasaare ko ci àddina bi amut ku koy fexe ba ñu mun ko jàngale ci bibliothèque bi amut critique dafa manqué. def ba jubalewaat sénégalais ak téere ca ba ñuy doon ndaw nekk na loo xam ne gis nañ ne ñoom lu baax rek la ñuy jural la. ñuy jël mbirum xam-xam ba di ko jàngale ci école yi vraiment téere yu nga xam ne yi sénégalais yi ñoo ko bind mu ngi fi vraiment ñu koy jàngale ci biir scolarité yi comme ça xale yi di ci jëriñ. téere dafa am solo ci ñun soo demee ci kër yi ñu ne la le verbe est Dieu soo ñëwee ci ñun lu njëkk a wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy iqra donc téere dafa am solo mais loolu solo boobu il faut ñu wax ko nit ñi. Amérique soo demee dañuy interdit xale bi am leneen lu dul livre ci suuf ci livre lay foye moom lay foye ba yëkkati il faut que suñuy doom bi ñuy foye ci suñu livre yi ba ñu yëkkatee ko. Felwine Sarr ci ab interview bu mu amaloon di xam la ne yëkkati sab kàddu ak bind benn la te nekk na loo xam ne soo ko defee rek da ngaa yëkkati engagement te engagement boobee dafa mel ne pareegul pour nax saay ci écrivain yu nekk ci mim réew ndax ñoom ak numérique bi lu muy gënti dugg ci biir réew mi ñoom jàpp nañ ne seen mission lu ñu war a mën a matal la. daal di wax ci leneen wutali ca Tiwaawan ak lu jëm ci waajtaayu gàmm gi foofee nag daal nañ fay yóbbu ay jumtuwaay yu bëri ngir dimbali ngir seetal bërëb boobee laata gàmm gi jamonoy gàmm gi waaye te bu gàmm gi weesoo waa UCG nag soobu bu baax ci boobu la liggéey ànd ceek waa COSCAS Isidore Alexandre Sel Pape Fall. kuréel bi di COSCAS bokk na ci liñ koy ràññee liggéey wi ñu def ngir seetal fii di Tivaouane laata ñuy àgg ci gàmmu gi ci bile édition soobuwaat nañu ci benn opération de nettoiement. jumtukaay yi nga xamante ni bu ñëwul woon tey suñuy loxo la ñuy jël di bale Tivaouane ndax jaral nañu ko te xam nañ lañ cay fekk kon Moussa Ndaw ak waa Sonatel ak Demba Diop ak ñëpp ñi nga àndal ñu ngi leen di nuyu di leen ziare ci turu comité bi di leen wax ni leen lii du guléet ndax yàgg ngeen fee ñëw ci place bi ci turu président de la république ak seen turu ministre pour que ñëw jàpp lañu ci liggéey bi nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk.
waa union de coordination de gestion des déchets di UCG ñoom indi nañu seen ndimbal indi nañu fii ci Tivaouane li ñu duppee unité de veille. ñëw bi nag lenn moo ko waral mooy indi petit matériel bi nga xam ne moom la ñu war a liggéey balaa gàmmu gi ñun on est là au moins 15 jours avant ak tamit après gàmmu gi donc UCG comme à l'accoutumée depuis quelque temps dafay yokk moyens yu mu fiy def ren indi nañ fi moyens yu substantiels en termes de petit matériel indi fi matériel lourd boo xamante ne mooy lépp loo xamante ne oto la pour accompagner ak engin indi tamit personnel pour ñu ñëw préparer gàmmu gi. bu ñu sukkandiko ci coordinateur national bu UCG bi le programme dinañ ko wëyal ci yeneen i dëkk yi nga xam ne de dañ fay gàmmu. programme national la fi may wax ak yéen nii am na équipe boo xam ne mi ngi dem Kaolack barke dem ñu ngi woon Thiénaba ngoon dinañ dem Ndiéguène dinañ dem tamit Ndiassane te ñu ngi Dakaaru ak fépp foo xamante ne dañuy célébrer gàmmu ñëpp a koy célébrer léegi au Sénégal donc programme bu yaatu la UCG def ci ay moyens yu am solo. délégation UCG nag ak ñi mu àndal xalif général dalal na leen mu rafetlu bu baax a baax engagement yi nga xam ne waa UCG jël nañ ko ngir ñu mën a def gàmmu bu mucc ayib. ci dëkk bu sell boobee di Tiwaawoon nañuy desandi ba tey démb nag lañ doon ubbi burdu ba ci teewaayu xalif ba Serigne Mbaye Sy Mansour waaye gannaaw burdu ba nag ca waxtaan wa bokkoon na da ca gën a fës nañu doxalee ca taliba ak yenn comportement yi nga xamante ne dawalkat yi woon nañ ko am waaye njëkk yi cher yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko it ci tarif yi delluwaat it Tiwaawoon ak suñu ndaw ama goxo beex ñaa ma falfal mbaxane mi ngeen di gis mooy bonnet carré waaye du n'importe quel bonnet carré bi Serigne Babacar Sy daan sol la ab mbaxane goo xam ni daanaka Serigne Babacar mësul tàggaliko ak moom. dégg naa ci mag ñi nee nañu bonnet carré boobu kenn mësul fexe mu changé ko boo xëy rek mu ne man du ma fecc ci kóllëre mbaxane moomul rek lay sol. beneen mbaxane boo ko indil du ko jël ngir lan ngir nee na sàmm couleur rek. taalibe tijaan yi bëgg ko lool bonnet carré dem ba nekk loo xam ni mën na ràññee taalibe tijaan góor ak jigéen jàpp ni am na secret bu nekk ci bonnet bi. mbaxana bi ci sànq bi la bokk suñu culture la suñu aada la même mbaxana bi léegi am na ñoo xam ne olof yi sax mbaxana tijaane lañ koy wax. ma ne troisième âge nag ma ne man comme à ce bopp neen moom surtout waruñ ko yore ma ne xaaral à l'image de Babacar Sy naa jënd bonnet carré noir di koy sol maanaam pour rëy ci moom daal waaw du ma tijaan man taalibe xaadir la. waaw tout le temps dama koy sol man moom sama look la tout le temps maa ngi koy sol dafa am secret kenn mënu ko wax ci biti. coton lañ koy defaree te li ci ëpp mu ngi jógee Afrique du Nord wala Europe centrale. bonnet carré moom am nay jóge Tchèque am nay jóge Maroc am nay jóge Tunisie matériel moom ay coton ñu ko defaree jën moole tigel yëpp ñuy ñëw jënd. bonnet carré bokk ci solinu taalibe tijaan te fii ci Sénégal ki ñu gën a ràññee ci sol bonnet carré mooy Serigne Babacar Sy Serigne Babacar borom bonnet carré bi. mu nekkoon gëstu bi ñuy jagleeloon bonnet carré rek njëriñ leeg xar baax yi mu lam boole kaskan wi rawatina taalibe tijaan yi di ko jëfandikoo dañuy daal di xuus wutali ca jàppab Arafat foofee nag la ñu fa nemmeeku mooy mbalit mën ne xuus fees fa dell askan week way jëfandikoo yi mënuñu faa dem na xeet gu bon ñuy sàkku nag ci ñi nga xamante ne ñooy mairie bi ñu fexe jéem a jëlee fa mbalit moomee ndax ñoom jaaykat yi mën a amal seen liggéey ak xel mu dal Tidiane Cissé Moussa Fall. ay table yu yàqu ay xotti carton yu bari ak itam ay pono yu màgget mbalit bii li mooy décor bi ñu fekk fii ci marché Arafat bu Grand Yoff mu doon ab situation bu métti ci ñi nga xamante ne ñooy jaay ci marché bi. mais nag vraiment gis ngeen décor bi fi mu nekk nii affaire bi vraiment métti nañu trop. waaw waroon nañoo dimbal daal ngir yàlla ak yonent bi ñu ñëw dimbal bu fekkee maire bi moo ko war a dindi mu dimbale ñu dimbale ko bu fekkee préfet moo ko war a dindi mu ñëw dimbale defar ñu ko bu fekkee aussi commerçant yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon ñoom ñoo ko war a dindi nañ ko ñëw jàpp rek ñu dimbale ñu defar ñu ko. mbalit bi ñu ngi dressé fii suñu place yi suñu clients yi gisatuñu leen ak poussière yi moom doy na war lool mais 3 jours la ñu waxoon ba tey ñëwaguñu. ci dëkk boo xam ne wax naa la ko sànq en français dañu garantir condition bi dañu garantir vivre dans un environnement sain ci Sénégal bi ñu toll Sénégal 2019 lii la ñu maire bi di tagal
ça fait 3 jours. situation bi li ko indi mooy ay jaaykat bu mairie installé woon fii le temps ñu tabaxaat seeni bërëb jaaykat ñoom bi ñu demee boobu ba léegi kenn jéemul naan jot na ñu jëlee fii mbalit bii maanaam marché bi nekkoon ci biir dafa amoon problème toit moo amoon problème ñu bëgg ko toj xam bi ñu ñëwee laajte wuñu avis population yi dëkk fii riverains yi dañoo ñëw imposer ñu dañoo xëy benn jour ñu ñëw gis suñu bâche lan mooy xew ñu ne marché bi la ñuy déplacé wu parce que biir danger la ba ñu dimanche bi passé la ñuy doog a dugaat bi ñu duggee lan la ñu baal mbalit la ñu baal xeet yu bon mbalit gu bari kenn mënul jàll kenn mënul dugg sa biir kër. ñoo ko fi bàyyee c'est parce que presque 11 mois ñi ngi fi doon liggéey suñu marché bi pare na ñu rentré waat démb ci ngoon la ñu installé wu démb lañ fiy xëy jaay matinal bi léegi fii mënta ñàkk mbalit il faut mu am mbalit léegi waa mairie ñi ngi ñëw pour déguerpir ko kay c'est pas la peine convocation bi di am ba presse di ñëw. jaaykat yi di sàkku ci ñi nga xamante ne ñooy autorité yi ngir jàppale leen ñu jëlee fii mbalit bi loolu dina tax ñu mën a nooy ak itam mën liggéey ci anam yu sell. ñu daal di delluwaat ca Tiwaawan nu ñu ko junjee léegi démb lañ doon amal ab burdu ba ci teewaayu xalif général des Tidiane gannaaw burdu ba nag daañu amal ab waxtaan soobu ca waxtaan boobee la ca gënoon a fës mooy doxalin ci talibe yenn jikko yi ñu war a soppi waaye teeni njëg yi di tarif yi nga xamante ne dañu ko daal di yokk ama góor beex ña ma falfal. ay jàng ak ay ñaan ak it ay waxtaan ci yile anam lañu amalee ubbiteel burdu bi fii ci Tiwaawan ci teewaayu mbooloo mu takku ci noonu xalif général des Tidiane Serigne Mbaye Sy Mansour di soññaat jullit ñi ñu gën a seetaat seen bopp. mënuñoo baax torop waaye ki baax mën naa yóbbuwaale ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem mën naa yóbbuwaale ku dese lu bari waaye nag amas tuut nag ne Mansour loolu la wax ju ne nag da ngay am yow loo ciy jële yóbbuwaale ko ku dem seetal sa bopp foo toll noo mel luy sa jikko dëgg-dëgg ndax nit kat du réere boppam ku ne xam nga sa bopp lu nit ñi nag réere ci yow yaag yàlla yaag ñu ne ko xam seen bopp. beneen ci ponk yuñ fi waxtaanee bokk na ci dem beeg dikk bi Serigne Mansour Sy Ibn Abdoul Aziz Sy Dabakh di ñaax chauffeur si seen dawalin ngir mën a moytandiku accident yi. tey te def ndànk te ni teg ci yàlla la bokk chauffeur yi ñu ngi leen di ñaan ñu daw ndànk xam ni yebuñu ay matériel ay nit la ñu yor ay doomu aadama la ñu yor te jaamu yàlla moo leen fi indi bañ a xëccoo priorité bañ a gaawantu wala bëgg a sotti nit rek demaat feesal sa poos indiwaat yeneen nit. xaalis taxul nit ñi jóg yàllaa leen tax a jóg chauffeur yi nañu bàyyi xel loolu. bu Tiwaawan jubsee nag ñuy faral di nemmeeku ni paas yi day yokk ba jéggi dayoo ba tax na àdduna ñi tam si li ni mel. te chauffeur yi ma wax ni dañuy yokk njëg yi yàlla nee na waylun lil mutaffifiin waaw inna allaha yuhibbul muqsitin min ash-shaytaan min ar-rahmaan waaw yàkkamti li ñuy yokk tam ci njëg yi pour nit ñi ñëw nañ ci ragal yàlla. burdu bi nag tàmbali nañ ko fii ci Tiwaawan ci zawiya Seydi Hadji Malick Sy te dina am ci diiru fukki fan yoo xam ni xalif général bu Tidiane moo koy teewee ci noonu tàmbali na itam ci zawiya Serigne Babacar Sy. ñu wax ci leneen ñeel taskatu xibaar yi décret d'application bi nga xamante ne moom la ñu jagleel code de la presse léegi tey dinañ ko xaatim loolu nag du samay kàddu waaye bu jëwriñ gi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllum aada ak communication gannaaw ba mu amalee nag ab visite nemmeeku ci kër gi di Media Invest moom nag nee na xel mun naa dal ndax ak code bu yees boobee bu duggee léegi tey daañu segg bu baax taskatu xibaar yi xool kan mooy taskatu xibaar ak ki ko nekkul Pape Alioune Sarr Sidinia. Code de la presse ñu voté ko ci mars 2017 waaye ba léegi nguur gi xaatimagul décret d'application yi mu def ñaari at boobu ba léegi taskatu xibaar yi di ko xaar ministre bu yor wàllum culture ak communication jàpp na ni am na ay jéego yu ci nguur gi def. xam na ne décret comme noonu ko waxee signé nañ ko et que tey
loo xam ne luy si carte de presse déjà foog naa pare na si ay numéro de réputation lay nekk process la boo xam ne su egg ndax ñëpp ñoo xam ne ñu ngi si métier bi d'accord nañu de manière consensuelle fan la ñu jëm. xam nga texte boo gis tam am na ay amélioration ñu apporté am na ay caagan ay yeneen version du professionnel yoo xam ne ñu ngi si biir loolu xalaat nañu war nañu def ay effort ay yeneen aménagement si loolu lañu nekk mais tey mun nañu wax ne ñëpp d'accord nañu foo ñuy jëm. ëttum taskatu xibaar yi daal di am ay gan maanaam média yu nekk bitim réew tàmbali nañu di wax suñuy kàllaama RFI am pàcc bu mu fi ibbi daal di koy jagleel làkk bi di mandeng ministre bi yaakaar na ni lii lu munta ñàkk la jamono bi moo ko laaj. tey àdduna bu ñu nekk àdduna bu ubbeeku la kenn mënu ne rek da ngay tëju maanaam man maa ngi Sédhiou ma ne soos rek lay làkk te lu gën a am solo tam mooy làkk mooy assumer culture mais lu gën a am solo mooy diggante réew ku nekk day jouer benn rôle bu important rôle bu gën a am importance presse bi tam mu ngi koy jouer mais presse bi tam mun na xam lan mooy am intérêt pour génne ko pour wax ko ou bien lan moo amul intérêt parce que nit ku nekk lépp looy mun ta def da ngay xalaat ban intérêt la indi d'abord pour njëriñ réew mi ban intérêt la indi sama métier. école bii di SOSTI coow daal di fay jóg ay jafe-jafe am ci diggante direction yi ak ñiy yëngatu ci syndicat ministre bu yor culture ak communication jot see wax ak ñoom mu yaakaar ni saafara ci waxtaan rek la war a jógee. mba lu gën a am solo mooy mu am cadre de discussion syndicat day def rôle am day syndicat wu direction tam di ay essayer apporter ay solutions ci seen condition de vie mais lu gën a am solo tant que relais de waxtaan muy am te foo naa déjà milieu journaliste mënuñu bañ waxtaan foo naa dañu am egg ci ay solutions yu viable. bu mu ñëwee ci groupe bi di E-Media Invest ministre Abdoulaye Diop rafetlu na liggéey bu ñu fi def su fekkee sax bu kër gi juddoo yàggul moom wane na mbégteem ci niveau de performance bu E-Media di def ci ëttum taskatu xibaar yi. ca Cameroun la ñu koy daal di doore ak ñeent fukki doomi aadama yi ñàkk seen bakken gannaaw ba suuf sa màbbee waaye it daañu dem ca Égypte jëwrin bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàll biti réew moom moo woote ab ndaje loolu lépp nañ ci ànd ak Tidiane Cissé. information bi ki ko xamle moo di Sameh Choukri nekk ministre égyptien mi ñu denk lépp lu jëm ci wàllum diplomatie réewam bi di Égypte Éthiopie ak Soudan dañuy am benn daje ci Washington ci États-Unis loolee ngir rek waxtaane lépp lu jëm ci wàllum barrage bi di barrage de la Renaissance barrage boobee nekk projet bu réew Éthiopie taxawal ci atum 2012 ci dex bi di Nil te mu toll ci 4 milliards de dollars Égypte li mu ragal ci projet boobee moo di mu am impact ci li muy am ci ndox buy jógee ci dex boobu di Nil xam ngeen Égypte nekk na réew bi nga xamante ne li muy consommer ci ndox tollu na ci 90% ci li jóge ci dex boobu di Nil. buñ sukkandikoo ci rajo France Internationale tollu na ci ñeenti fukki nit ak ñaar ñi jot a ñàkk seeni bakkan ci glissement de terrain ci Bafoussam ci réew bi di Cameroun drame bi mu ngi am ci diggante altine ak talaata bi weesu ci guddi gi ki nga xamante ne moom moo di maire localité boobee di Daniel Ndefuko nee na am na sax yeneen fukki nit ak juróom ñi nga xamante ne dañoo disparaître ci drame boobee maanaam kenn gisu leen ci jamono bi ñu toll secouriste yi ñoo ngi yëngu ngir rek mën a gisaat ñi nga xamante ne ay rescapé lañ kii di ministre bi ñu denk lépp lu jëm ci wàllum décentralisation ak développement local yëkkati na lu toll 5 millions ci suñuy koppar ngir rek jàppale ñi nga xamante ne ñooy victimes yi. ñu yegg si nag ci nataalu bés bi tey jagleel ko Youssoufa Sy nag di ab ndaw boo xamante ne dafa topp passion di bëgg-bëggam muy day daal di jël nit ki def ko ab nataal boo xamante ne ci ab crayon képp lay daal di jël ngir dessiner la loolee nag mu mujjee ko sax defub liggéey ñu ànd ak Mamadou Bipa Sissoko ak Souleymane Diallo ci nataal bi. li ngeen di gis mu niroog lool ak photo dessin la ñu koy woowee portrait réaliste. ki koy defar di Youssoufa ñu koy woowee UR ay atam toll ci 2 fukki at ak ñaar ñu fekk ko ci këram muy faral di liggéeyee mu nekk ci beneen portrait liggéey bi nag lu muy laaj mooy bañ a yàkkamti ak xarañte bu wóor. Bon peinture hyperréaliste moom ñëpp xam nañ ne yombul am na yenn artistes yoo xam ne sax xam nañ ne yombul parce que
temps bi muy jël mooy bëri et que dina durer lu mu dee dina durer benn 2 mois et demi wala su nekkee portée réaliste dina doon benn 2 semaines voilà et su nekkee portée hyper réaliste di nga gis parce que portée hyper réaliste dafa nekk loo xamante ne maanaam da nga koy reproduire mu dàq photo bi ngay reproduire bi mi ngi may durer 2 mois et 2 mois 6 jours la ma jëlal. muy dellu ci li tax mu sóobu ci art bi nga xam ni daf ko yàgg bëgg. bon maa ngi commencé dessiner depuis bu ma nekkee élémentaire fële si école Cosmo bu ñuy wax Cosmo Badim foofu laa tàmbalee di dessiner boobu maa ngi am ay 10 à 12 ans. bi mu juddoo ba léegi loolu dafa nekk ci deretam daal lu mu jàngoon après nag bi ñu gisee ne mi ngi ciy fowantu ñu gis ne mi ngi ci góorgóorlu bu baax ci lañu yaayam fexe mu dem jàngi école des arts mu ciy góorgóorlu bu baax nag di def liggéey bu baax macha allah alhamdulilah bu ñëpp di apprécier d'ailleurs yàlla di ko ci dimbali boobu ba léegi nit ci di ko woo un peu partout pour ma leen defal ay portraits. moom nag fu mu toll nii day faral di participer ci ay exposition di jaayale ay tableau wante ay mbëbëtam weesu na loolu. sama portrait yi am na yenn yoo xam ne sama collection privée lay doon am na yenn yoo xam ne dama koy jaay. waaw d'ici quelques années maa ngi bëgg a doon benn artiste planétaire maa ngi bëgg a doon artiste bu gën a mag ci àdduna bi parce que ñun ñëpp loolu la ñuy ñaan yàlla et que ñu ngi sant yàlla quand même quoi maa ngi bëgg a réaliser tamit sama ay galerie su ma paree sama formation di def ay exposition waaw et que gars yëpp di ma suivre. tey jii nag muy faral di fësal ay liggéeyam ci réseaux sociaux yi ba tax ñu bari di mën gis li muy liggéey. mi ngoog ñu daal di wax ci leneen di ay kaas yu ñuy jëfandikoo lu bëri bokk na ci kaas à jeter wala sax kaas yoo xamante ne plastique la lu bëri nag lañ ciy jëfandikoo mooy dañu ciy sotti lu tàng loolee nag ñàkkule njeexital ci sa wàllu wér-gu-yaram waaye jaaykat yi nag gis ne li tax ñu jëfandikoo kaas à jeter yooyu dafa leen ne njëg li moo gën a yomb ci ñoom te ci lañ ciy gën a gisee seen bopp. Reportage Alioune Guèye Souleymane Diallo. ñu nekk ay sénégalais yu bari taamu naan seen café wala ataaya ci kaas yile lu ko waral. ñun ay naankatu café lañ donc xam nga surtout ñun murid ñi xam nga dañoo baaxoo di naan café Touba bu gisul café Touba Nescafé la ñuy naan te gars yi jaay café Touba ak Nescafé yi kaas yi la ñuy utiliser donc moo tax ñu di ko utiliser lu bëree bëri. jaaykatu café bile gis ni rek njëg li moo yomb looloo waral ñoom ñu koy utiliser pour mën a jaay clients yi. l'accessibilité est plus facile. njëg li moo yomb looloo tax ñuy jaay clients yi ci xeetu kaas yi ni mel. on les utilise. waa ji moom kaasu boppam lay naanee. verre bi moo gën a hygiénique déjà moo gën a baax pour wérgu yaram bi en plus dinañu permettre tamit tasse en plastique yi ñu éviter ko le moins dinañu permettre tamit tasse en plastique bi en fait duñ ko utiliser ak eau chaude bi. waaye est-ce que xam nañ ni naan ci kaas yile mën na leen indil ay gàllankoor. man sincèrement xaw ma ko su ma waxee rek te yàlla tax donc xaw ma les conséquences. suñu dégloo docteur bi nga xamante ni xelam dafa màcc ci wàllum chimie kaas yile mën na indi ay gàllankoor ci wérgu yaram. bu dee dañu am verre boo xam ne température bu muy yàqoo mooy 50 degré nga def ci sa ndox bu tàng polymère boobu jarab boobu day dagg comprendre nga donc bu daggee yu ndaw sew-sewaan yooyu perle yu ndaw yooyu day dugg ci biir lu ñuy naan muy café muy kii et après yow mii wala man mii Marianne Ouattara dem koy naan mu dugg sama yaram dem fu ko neex mun na créer ay jàngoro ba di dem créer ay cancer. waaye tamit kaas yile bëri nañ luñ leen di gis ci mbedd yi ba tax na ñu ngi sonal alam bi. vrai problème bi aujourd'hui Sénégal ak kii mooy tasse yooyu dañuy jël di leen sànni et encore comme seen température pour yàqu dafa mag tasse yooyu day traîner du dégradé wu lu ñuy wax biodégradable day traîner di accumuler wu pour même ñu jël ko sànni ko wala def ko pour mu tas nekk luy dégradé wu dafa metti parce que dañu stable dañu ça veut dire que boo ko tegoon fii ak 100 ans tasse bi fii nga koy fekkat. jaaykatu café yu bëri moom la ñuy servir seen ay clients ñoom ñu gis ni rek njëg li moo yomb waaye di naanee ci xeetu kaas yile mën na indi ay gàllankoor teg si tamit tilimal mbedd yi ndax ku naan ba pare daal di sànni sa kaas
sant ngërëm ñenn la Alioune Gueye mbokki xibaaru maraxi fii lay daal di yem 19h45 Assane Gueye dina ñëw andil leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan 20h30 kenn askan wi ak Khalifa Diakhaté jërë ngeen jëf wa salaam.